Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. ñoo ngi nuyu ñi fi teew ñépp, waaye di jiital ci nuyu bi boroom dëkk bi di sëñ Muntaxa xalif général di Mouride, di nuyu mbooleem population Touba, di ñaanal ñépp it màggalu jàmm. di beral nuyu ki nga xam ne tey moo waral suñu teewaay fii, ndax moo ñu fi invité di sëñ Abdoul Aziz. di rafetlu initiative bi, waaye surtout di am mbégte ci niveau plateau bi, ndax tey moom dama bind ba fi mu ne nii defe naa am naa complexe wax, ndax li fi xelle ko tey ci xam-xam muy perspective historique comme muy approche bu ñu appliqué ci suñu réalité actuelle. def naa waxtaan boobu musul am. booy déglu nag intervention yi defe naa notion yi ñëw dañoo xaw a jege mais ute, ndax wax nañ fi lu jëm ci islam politique, boobu ba léegi ute na tuuti ak laïcité, parce que loolu day andi perspective bu conquête du pouvoir mais lal ko ci diine. mais ma jàpp ni loolu lépp day dellu si ci problématique gu ñun lan mooy suñu modèle. boo xoolee ci livre bi, balaa may aborder niveau boobu dama njëkk a poser la question de nos identités. dama ne réconcilier nos identités. est-ce que suñu identité étatique, suñu identité républicaine comme nuñ ko tuddee, méngoo nag suñu identité religieuse, sociale et culturelle? te loolu day dem ba ci symbole yi. est-ce que tey suñu nee hymne national, pincez tous vos corps à frapper les balafons, est-ce que ça parle aux Sénégalais? loolu questionnement bu ñu war a am la. est-ce que lii suñuy symbole ak suñuy référence sentir nañ ko ci ba ni américain bi amee fierté suñu tëggee hymne wala ñu talal drapeau ni ko français bi di amee suñu waxee marseillaise? est-ce que ñun ñu ngi ci niveau boobu? ba ci suñuy décoration, suñu nee ordre national du lion wala du mérite wala yu mel noonu, est-ce que ba léegi mu ngi wax ak sénégalais yi comme soo jëloon lenn loo xam ne dafa mandargal suñu réew, ñu ne nit ki dinañ la décorer ci mandarga boobu? kon question wu identité yi lu ñu war a poser la, mais lépp dañ ko war a def ci tey ak dal. su dee partie bi ñu njëkk a aborder, l'histoire wane na ni l'islam politique ba jusqu'à présent en tout cas ça n'a jamais été un grand succès. rawatina nag réew yoo xam ne ci ni mu constitué woo lépp a ngi ci, façon diine gu nekk ngi ci, façon gëm-gëm gu nekk ngi ci, waaye ci biir diine genn diine goo jël rek ay pàcc la. bu boobaa boo buggee jiital loolu rek mën na andi ay gàllankoor. su dee noonu la ñu déggee ni war nañu fexe ba li ñu bokk ñun ñépp tëddee njaaxaanaay ba kuy sénégalais rek mën a gis boppam ci Sénégal, parce que nun nag amul kenn ci nun koo xam ne yaa tànnal sa bopp Sénégal, amul kenn koo xam ne yàlla laaj na la bi mu lay tànnal Sénégal. kon ku fi nekk témoin de Jéhovah wala nekk animiste wala nekk jullit wala nekk leneen, dafa am àqam ci réew mi, kenn mënu ko ci génne. nu ñuy def ba kenn ku nekk ci ñooñu li ñu boole te yàlla boole ñu ko mën cee sentir boppam, bañ a nekk gan ci biir réewam? su dee noonu la ñuy tëralee état ba su joxe jotee ñu ne tey dañuy fay l'impôt, Jean dina fay impôt, Paul dina ko fay, Ahmad dina ko fay, Bamba dina ko fay.
ñu dajale loolu war koo delloo ci askan wi kenn ku ne war na cee mën a gis boppam. bu dee ci noonu lañ ko déggee problème amul waaye bu dee dañ ko déggee dans le sens ni dañu war a exclure diine foofu la problème am ba tax sànq Seydil Jamil li mu wax am na solo ci différence entre laïcité bu Sénégal ak laïcité bu France waaye élément différence yi mu andi ba léegi bu dee bu France dafa ne waruñoo financer culte bi waaye bu dee Sénégal waxul ni dañoo war nañoo mën a financer culte bi ba léegi silence boobu ñu am noppi ci fa la ñuy laxas mbir mi ni état bi dafa war a sori lépp luy culte parce que en matière de droit silence day andi interprétation te lu état war a def dañ koy bind ci loi traduire ko ci loi de finance assemblée nationale wote ko ñu ne lii état da ko war a def mais buñ ci noppee rek mooy lii état waru ko def kon su dee contexte bi ñu newoon ak kilifa diine yi nga xam ne organisé woon nañ ci jamono jooju xeex ba gagné les premiers combats ñëpp xam nañ bi ñuy def code de la famille defe naa bu amuloon yenn résistance yi tey kenn ci ñun du fi nag ñeme takk ñaari jabar walla kenn du fi ñeme def héritage ba pare def ko ci base athée islam kon su dee cadre boobu mu amoon na ba tax lu bari lu nit ñi bëggoon def ñu dellu ci gannaaw waaye ñoom am nañu intelligence ni binduñu ko it ba mu mun a doon loo xam ne àq la bu ñuy revendiquer donc silence boobu dafa mujj exclure li nga xam ne lu ñu bëggoon la ñun nag ñu jàpp ni démarchandiser suñu société dafa bëri lu ñu war a démarchandiser suñu manifeste dañu wax démarchandiser la politique mais ci cadre boobu dañ ko war a démarchandiser y compris dans ses relations dans ses rapports avec la religion parce que ñun ñëpp gis nañu de plus en plus dafa mel ni dafa mujj doon aspect marchand bi dafa commencé jël benn niveau bu doy waar. comparaison yi ñu def nag toujours contextualisation dafay baax parce que buur du état ñaar yooyu bokkuñu buur c'est personnel et personnalisé état c'est impersonnel li boroom xam-xam yi ak nitu diine yi doon ragal ci buur nga xam ne buur moo yoroon nguuram mais c'était personnel ba dañ daan wax mbeddu mbuur alalu buur c'est différent de l'état bi nga xam ne société bee daje ne ñun ñëpp li ñu bokk ñun ñoo am droit boo ko boole organiser ko nañ koy organiser nag nañu dajale suñu alal dinañu fal ay nit yuy jiite waaye dañ leen di jox app bu ñuy jiite bu app boobu jeexee ñu évaluer waat ndax kontaan nañu ci ñoom am déet te gannaaw bu ñu leen ko joxee am nañu droit de regard di saytu li ñu def médias yi di feeñal lanceur d'alerte yi di feeñal keneen ak keneen di wax xam nga loolu su dee ci cadre buur kenn ñemewu ko ndax buur jabaru jàmbur sax bu ko neexee mu nangu kon comme léegi dañoo nekk ci contexte état approche bi ak analyse bi day wute ci contexte état man gëm naa ni su dee dañ ko jël ci contexte état bëri na ñoo xam ne ci jamono buur et à juste titre newoon nañu sori politique su doon ci contexte état dinañ ne nañu xool ban relation la ñu war a am ak état ndax état nun la du keneen buur nag buur la moom ak njabootam ba tax requalification notion yi ak époque yi daf ñuy permettre ñu gën a mën a définir naka lañu war a appréhender relation boobu moo tax islam politique lu complexe la ba ñi ko mujjee essayé ci réewu arab yu bari gis nañ fu mu mujjee mais relation état religion moom lu ñu war a envisager la parce que relation bu obligatoire la soit ñu fexe ba mu doon une relation saine wala ñu bàyyi ko mu tarxiis nekk une relation malsaine
waaye bu eggee ci niveau boobu baaxul ci état baaxul ci diine gi ndax day désacraliser le pouvoir spirituel. Man ab kilifa diine bu toog ne man de diw laa jàppale posé wu ma problème parce que citoyen la am na sañ-sañ bi waaye liy andi gàkk-gàkk mooy ci biir njabootam ku faree fu ne ma nga ca te mën na koo gisee neneen mais man pour man lu war a mun a am la ci kaw charte dinaa ci ñëw léegi mooy te nag dañu war a nekk ci eeru proposition léegi parce que ñépp ñi ngi wax ci problème mu diggante état ak religion bind nañ ci lu ne téere yi bëri na réflexion yi bëri na lépp ngi ci ay tiroir mais dama jàpp ni dañu toll foo xam ne dañu war a dem ci lu concret ku nekk ne lii moo ciy sama gis-gis kon ku dem ba ne man damaa bëgg a jiite réew jaadu na nga wër foofu yépp wax lan mooy sa mbébét sàkku ay ñaan loolu ayoo mais jóge fa walla dem fa avec l'intention am influence boo def pour ñu ne kilifa diw de jàppale na ko walla nga génn fa ñu interpréter ay kàddu yoo xam ne nañ ko waxee sax bokkul ak loolu foofu la danger bi ne suñu weesoo loolu nag ñu dem ci jamono ju ñu war a tànni man dama jàpp ne dañu war a décomplexer léegi relation yooyu mooy gis nga le jeu des lobbies dafa am solo ci démocratie jamono tànneef war nañu am sañ-sañu ku ne damay laaj réew mi ñu ne ko yow lan mooy sa programme ci diine gi loolu c'est élémentaire daf état noonu la war a doxee démocratie mooy baykat bi moom li ko intéressé mooy programme mbay mi nappkat gi noonu keneen ak keneen jeune bi moom bëgg na liggéey lan mooy programme emploi waaye nitu diine am na sañ-sañ ne léegi man lan mooy si gis-gis ci diine loolu muy li war a am ci jamono tànneef bi bu ñu génnee jamono jooju nag nee naa ci njëlbeen ba war nañu fexe ba bañ a impliquer trop suñuy kilifa diine waaye bu ñu demee ba palu am désormais te loolu bokk na ci li ñu war a régler ci réew mi président de la République waratul nekk partisan dafa war a nekk ci kaw au-dessus de la mêlée kooku nag sénégalais yépp la yilif ku ma bokkal parti ku ma bokkalul parti ku ma bokkal diine ku ma bokkalul diine dafa war a am gis-gisu naka la ñuy fexe ba ñii ŋànk diine gi ñu associer leen pleinement ci ni ñuy doxalee réew mi ndax ku fi bëgg a réussir programme agricole te boole woo kilifa diine di nga yàgg sonn mais doo ko am ku fi bëgg ku mel ni Ousmane Sonko ne bëgg naa ci sama programme alalu réew mi dellu si ci réew mi parce que mënuñu nekk situation boo xam ne 80% suñu alal day génn réew mi te loolu dafa laaj ay xeex war nañoo renégocier contrat yi war nañoo def lii soo amul assise populaire bu dëgër doo ko mës a réussir te nañ la fi jële te assise populaire boobu li la koy may mooy ñi ŋànk diine ji te ay millions de personnes di leen déglu ñu xam yow fan nga bëgg a jëmale Sénégal li ma gis mooy gannaaw am assemblée nationale bu autonome di def liggéeyam pouvoir exécutif pouvoir judiciaire bu libre nu ñuy def ba créer benn institution boo xam ne kilifa diine yépp nañ fa am seen représentant pouvoir consultatif en amont bu ñu nee am nañu pétrole ñu ne nu mu toll fu mu nekk lii ñu traduire ko ci arab ñi wolofal ko defee ki fa représenté Touba wala ñi leen fa représenté dinañ dellu si nit ñi concerté wu Tiwaawan noonu keneen noonu ñu ñëw ne ñun lii moo ci suñu xalaat parce que doo bàyyi ba réew mi bëgg a tàkk nga daw ne gars yi wax leen pour réew mi bañ a tàkk waaye soo leen associé woon ci njëlbeen ba ñu joxe seen avis tekkiwul ni lépp da nga koy jël parce que état dina am yeneen paramètres yu mu am mais au moins foofu dugal nga leen si ñaareel bi mooy le financement du culte loolu tam dañ ko warul doon tabu parce que ni santé nekkee priorité éducation nekk ko leneen ak nenn gis nga gëm-gëm noonu la nekkee priorité ci réew kon dama jàpp ni
war nañoo mën a suñuy voté budget nañuy voté ci yooyu yëpp ñu ne voté nañu budget culte budget bi 4000 milliards la génn nañu 100 milliards yoo xam ne pour culte la nañ koy doxalee après nag xalaat bi mun nañ ko yaatal ndax soo demee Maroc di nga gis ministère du Habous mooy rénover les lieux de culte mooy tabax jàkka yi mooy financer daara yi et cetera mais pour man dafa jot ñu génne ko ci cadre lu informel nga xam ne président suy tukki ñu ne ñaata la def ci valise bi bu ñëwee woo ma Samba ak ma dem ba di distribuer mais ñu def ko noonu bu ñu ko defee noonu këru diine gu ne dina am lu ñuy voté budget ne la kii sa budget la moom dina toog xool lan la ciy def sama université mooy sama priorité sama lii bu boobaa dañuy dem ci système boo xam ne autonomisation la dootul doon dépendance permanente loolu bokkul ak li nga xam ne responsabilité état la ci li mu war a def ci liggéey dëkk yi li mu war a def ci assainissement li mu war a def ci infrastructure wala li nga xam ne responsabilité maire yi la loolu bokkul ñaar yooyu bokkul